mbokk yi ñuy seetaan seen Dialaw TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm seen émission à la rencontre de tey à la rencontre de dafa am mbégte ak contentement di dalal monsieur Saliou Sall monsieur Saliou Sall nit koo xamante ne homme politique la homme social la aussi tamit di ku bëri ay jaar-jaar fii si yéen monsieur Sall ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay waa Dialaw TV di nuyu aussi waa Dialaw TV ñëpp. di nuyu mbokku internet yi di leen dalal jàmm. merci beaucoup monsieur Saliou Sall suñu première question su ma dañu laaj kan mooy monsieur Saliou Sall da nga may tontu. waaw dañuy jëkki sax si ma jaaraat ci tur bi maa ngi tudd Saliou sant Sall. di yeewoo ndi tax parce que bëgguma wax ne dëkk ndi tax. mais ndi tax laa yeewoo mais dëkk Dialaw. di koo xamante ne maa ngi jànge école yenn kaw fa laa jànge ba CM2 jóge fa dem sama papa yóbbu ma defi mécanicien def naa mécanicien ñaari at mu jóge fa ñëw di dem géej fii xam nga boobu jamono boobu moom boo demulee géej rek defoo dara ci réew yi ci laa demee nag commencé di dem campagne ba dellu si waat def benn campagne continuer nag parce que sama papa bëggul woon ma dem géej man maa bëgg géej man maa bëgg nekk lébu boo xoolee suñu kër bokk naa ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa jëkk dem géej jëkk fa instauré métier mi lébu jëkk fa am gaal aussi donc bëggul woon nag ma dem géej ma demee benn at dellu si mu def loo ma maçon voilà may ànd ak Abdou Khoy ak Mansour Diène yàlla na yàlla yërëm ko bu ñangal ñu nekk fa ba beneen certain temps comme géej gi moo nekk sama xel rek ma delluwaat nag continuer ànd ak Ousseynou Ndione bu yeeni kaw parce que bi muy jëkk dem maa ngi àndoon ak Ran Combaan bu yeeni kaw yàlla def ma natoo aussi ay waa yeeni kaw laa jëkk àndal ci yoonu géej ànd ak Ousseynou Ndione bu ma nooree Gambie bu nawetee ma naweti Kayar noor Gambie naweti Kayar noonu laa ko jàppoo ba 1999 ci jamono yaranke ji ma jugee Kayar campagne yi Mbour mu jugee Kayar campagne yi Mbour sama benn grand bu ñu naan colki Aliou Diouf woo ma laaj ma ndax am naa carte B ma ne ko waa am naa carte B mu jël ma aussi embarqué ma Sénégal Pêche Sénégal Pêche laa nekk ba 2005 ma nekkee Sénégal Pêche ba 2005 ma laaj samay droit après nag ci laa demee Sokopao voilà di voilà am ay contrat yu baax nekk Sokopao ba 2011 ci la bàyyi complètement 2011 ñëw nag du bàyyi pour bàyyi mais dama bàyyi ba gis ne man mi li ma nekk di ko liggéey ci liggéeyu nasaraan bi te gaaw jàppante woon ak nasaraan bi te bu ma continuer mënoon na ma jural leneen parce que dama amoon esprit révolte ma bàyyi ko ñëw nag seet sama liggéeyu bopp commencé sama entreprise bopp mooy jënd gaal ak machine commencé foofu laa jëkkee amee gaal ak machine di dem géej nag di yor sama wàllu bopp foofu daal moom laa fa laa jaar ba jamonoy dox ba yàlla dajale ma ak sama soxna su mujj si ñu xelaat ci benn projet ñu liggéey ci agence de location de voiture mais teewul ba léegi aussi maa ngi dem géej ak ñoom dëgg la foofu dinañ ci ñëw mais su ma dégloo sa parcours dafa mel ni yow école élémentaire nga yem waaw école élémentaire laa yem école élémentaire nag teewul jàng parce que nit dana yem école élémentaire ba pare eggale école de la rue mais moi j'ai fini voilà à l'école de la rue j'ai essayé aussi d'apprendre quelque chose ci école de la rue li ma jot a xam ci nasaraan booleeg la ma am ba CM2 ba tey jii aussi maa ngi jàng bàyyiwuma parce que lu ma xalaat ne war na ma apporter dara ma dem seeti ñi nekk université wala ma dem seeti ñi xamante ne ñoo ma ci tane aussi si ça demande d'aller sur internet jaay et voilà lu mu ci man rek ma def ko loolu cela veut dire que maa ngi jàng ba léegi ça c'est ce qu'on dit l'école de la rue c'est vrai donc yow lan moo taxoon nga gis na rek géej nga war a dem malgré que sa papa tere woon na la loolu waaw du woon gis-gis mais ay mooy li ñuy wax jamono yooyu kombale ñi daa wax
Comme- dégg sax Gambie. donc yow lii dal grand yu bëri daf la dal quoi dal waaw parce que au fait boo jugee Komba jamono yooyu morom bi da ngay gis ne mais la vie c'est pourquoi pour avoir de l'argent mais nga gis ne ñii ñu ngi dem ñu ngi ñëw ñu ngi am xaalis c'est vrai. est-ce que je vais continuer à galérer di dem di jàng di ñëw non boobu xaalis lañ gis parce que xam-xam ak loo ko am xaalis ngay wuti non non moment boobu sa géej dafa doxoon dafa amoon xaalis voilà te moment boobu dëgg géej gi dafa doxoon dëgg bokkul ak jamono bi xamante ne géej gi puisé nañ ko jamono boobu Dëgg la. boo da nga daa dem Gambie ñëw am naru 700 000 800 000 nga mën a am loo dimbalee sa papa mais bokkul ak jamono ji ñu toll nii vraiment dëgg la donc bu ñu jógee foofu noonu yaakaar naa jaar nga si wàllu sport waaw jaar naa ci sport jaar naa ci sport parce que moom lu mu yàgg bëgg la li tax samay jamono doon naa kii waaye nag liñ naan ne dama am jikko dama am jikko boobu mënoon naa football mais jikko boobu moo teewoon moo mën a football nawetaan am na ci je m'en rappelle benn match ndi tax Toubab Jalaaw maa ngi woon ci classement bi et avant boobu aussi am na match bu ndi tax doon football je sais pas kii keroog Mboy Sène la ñu remplacé lañ ma remplacé parce que maa ngi woon ci kër gu mag bi nekk fii ok ñu am lu ñu doon naanloo ay mooy yooyu nit ñi di jëfandikoo rek man ma bañ na duma ko naan ñu changé moyo bi te sama jikko jooju defe naa moo ma toppoon ba mujj ma football nawetaan dëgg la mais nag mujj naa di œuvrer ci ndita ba nekk président commission sportive bu ASC Garay en 2009 d'accord en 2009 bi ñuy jël final bi ci Xaayaan boobu man maa nekkoon président commission sportive bu ASC Garay d'accord donc par nekk nga fi tamit coach cadet bi waaw bi ñu demee 2009 2010 2011 ci la laaj cadet ASC Garay en 2012 ci la jël cadet ASC Garay liggéey ak boy yi ñoom Pape Gueye ñoom Pape Ndiaye mii tey ñoom Mbaye ñoom Seydina ñu liggéey ñu am benn équipe boo xamante ne vraiment équipe boobu je crois que xalaat naa li des sama àdduna dootuma ko am parce que ñu ciy liggéey ba année boobu dem nañu final départemental ñu daje ak benn équipe bu ñu naan bu Sébi bu ñu naan Saint-Martin mu gagné ñu par tir au but bu ñu gagné par tir au but ñu ñëw cekkalaatu ñu dem régional ñu continuer ba demi-finale régionale demi-finale régionale aussi li ñuy éliminé par tir au but la ñuy éliminé ca déwén sa muy 2013 la même chose ñu jël finale zonale aussi dem ba demi-finale départementale foofu aussi ñu dóoraat ñu fa par tir au but cela veut dire que haute compétition bi ba léegi tir au but laa doon ñàkkee ñu amoon ay différence tuuti en 2014 ma wax sax nan laa ko tuddee ma waxuma dama démissionné parce que dañu jëloon yenn ci joueurs cadet yi leen yégal sans autant que ñu waxtaanoon ci ak man donc moo démissionné bi ma démissionné 2015 ma laaj bi ma laajee équipe bi en 2015 ñu jox ma joxin bi nag dëgg mujj nañ ma koy jox ci joxin boobu en 2015 donc bi demee ñu football 2015 même équipe bi aussi booy ñooñu ñoo fi newoon ñu yéeg fekk fi ay seen yenn mag yi ñoo xam ne ñu déggool la muy ñoom Seydina ñoom Omar Ndoye ak ñoom El Hadj Ndiaye mu nekk ñoo xamante ni dañu déggoog booy yi tellement ñooñu lañ fi fekk bi ñu leen fi fekkee aussi ñu kon ne liggéey kon ne liggéey bi booy yi aussi ñoom ñëpp ñu bokk li ñu naan équipe voilà ñu am benn bloc d'équipe avec les supporters avec les dirigeants ñu am équipe boo xamante ne daal macha allah si lañ demee finale zonale contre Toubab Jalaaw ñu jógee foofu aussi si lañ dem continuer suñu œuvre ba finale départemental ñu jël départemental bi après nag sama premier match xawoon naa am différence ak grand yi mooy sama jikko jëma la doon wax rek ci commencement bi mooy sama jikko boobu moom bàyyiwul woon
dama am ak différence ak tuuti ak président ak yenn membre ci ASC bi sama premier match régional ñu limogé ma noonu la tudd quoi gedd ma démissionné wu ma mais bi yoon dañ ma dañ la dàq ok d'accord donc man su ma la déggee maanaam cadre bi après ñi njëkk a yéegal yow bi nga demee senior bi nga laajee ba ñu jox la senior bi da nga leen fa fekk quoi waaw fekk naa leen te fekk naa fa Seydina voilà mu leen fekkee ñu continuer ma ñëwee aussi comme ñun dañu amoon suñu système de jeu ak suñu benn façon langage codé ma ñëwee fa boobu laa continuer ak ñoom ñu continuer jouer les mêmes systèmes de jeu voilà système offensif système défensif ak système match normal léegi ñu continuer entraîner ñetti système yooyu noonu mu mook mais ña fa mag ñi xamante ne aussi ñoom ñoo fa newoon ñoom aussi comprendre nañ système bi parce que bi may yor cadet des fois aussi dañ doon rax ci équipe bi di leen jàppale donc système bi ça a été connu par tout le monde donc liggéey bu yomb ñu fekk fa nag Seydina parce que bi ñu ko fa fekkee moom mu nekkoon capitaine u ASC bi ñu ñëwee premier match ma ñaan ko moom ak ci compréhension boo xamante ne ak ci gaynam digganteem ak Pape Gueye mu yëkkati capitaine bi jox ko Alaaji Ndiaye def tamit yëfu grandeur yëkkati maillot numéro 10 bi le même jour yëkkati lem ko jox ko parce que moom moo doon takk numéro 10 bi mais ba ñu yëgsee yooyu yëpp dañu jël ñu rendre ko Pape aussi xam ne teg nañu lu 10 ci kawam ay magam ñoo ko teg mu nekk loo xamante ne aussi lu ma rafetlu ba tey jii lu may rafetlu lool ñu ànd liggéey mu amoon nag suñuy diggante rafet tellement parce que bu guddi jotee ñoom des fois ma wër leen ba ñoom fan lañ nekk ñu bokk naan ataaya waxtaan des fois ñu kii bañ demee terrain sax am na wax yoo xamante ne mais naa leen ko ñu koy wax ak man voilà mais bu déggee ne nag jël ay décision daa jël nag bu boobaa voilà des fois dama doon jekki ferme c'est vrai donc yow moment boobu nag ban bilan nga tiré bi nga jotee cadet bi nga jëlee cadet bi ak senior bi waaw je me suis dit que ni li ma ci jot a tiré rek mooy yàlla may nañ chance et ci même année boobu aussi muy en 2015 ci la yeeg première année senior ci la ñu jël ñun ak parce que bu ma waxee ne si laa jël damay exagérer mais si la ñu jël final zonal jël final départemental mais yeggaliwu ma ko nag waaw pour préciser foofu laa yem premier match départemental vaincu ñu dóor ma xam naa gars yi dañ doon xaar ñu dóor ma parce que j'ai entendu lu ma dégg wóoruma que ne biñ may joxe équipe bi am na ñu waxoon ne comme dafa xaw a kii am jikko nañ ko jox rek bu jikko ji génnee ñu dàq ko xam naa jour boobu jikko ji moo génne xam naa ñu dàq ma voilà mais n'empêche que am nañu chance mooy équipe bi ñu doon liggéeyal du début à la fin que ne on n'a jamais été vaincu te 2 ans 3 ans nga dajale ñaata trophée 4 trophées waaw en 3 ans c'est pas facile et puis barewul coach yu ko def ci Jalaaw aussi amul benn année boo xamante ne ñàkk naa ko trophée zonal et puis bu ci nekk aussi benn bi football naa ko demi-finale zone départemental benn bi finale départementale vaincu par tir au but voilà donc c'est pas facile mais chance bu ñu yàlla mayoon ñun ak équipe bi ñu doon liggéeyal d'accord donc yow match yi nga joué yëpp su ma la déggee amoo si défaite match yi ma joué yëpp bu ma amee défaite rek mooy défaite ba may toggloo mooy may toggloo benn défaite laa am en 2015 mooy ba ma dajee ak Tubaab Jalaaw match d'ouverture mu dóor ma 1-0 foofu daal laa xam ni jël naa fa défaite à part sama dernière défaite mooy ba ñu ma gagné match régional jour bañ ma dàqee je crois que sama parcours ñaari défaite yooyu laa ci am enseignant loolu moo ñuy jot transition sax ni ñëw si événement yi fi am récemment muy diggante Etienne ak Garay ku nekk seet gis na événement yi muy loo xamante ne kenn rafetlu ko yow en tant que président union sportive de Jalaaw la moo si sa xalaat waaw merci beaucoup parce que question bi bu ñëwee
nga cité président union sportive de Dialaw daf may alléger tâche parce que du ma wax comme citoyen di tax du ma wax comme citoyen yenn kaw mais damay wax benn président boo xamante ne waa Dialaw benn union boo xamante ne ñoom ñoo créé union sportive muy bépp sport ci Dialaw ñoo fédéré def benn bopp jiital mi ci président bu boobaa dinaa ci sawar a wax parce que bu boobaa du ma yor casquette di tax du ma yor casquette yenn kaw mais ñaawlu ko nag laa def parce que day ñaari dëkk yoo xamante ne dañoo bokk lépp boo déggee ma ne dañoo bokk lépp en commençant ci jamono ji ñu màggee ñun ñii ci la ñu sax séddoo ay juma mais juma ñoo ko bokkoon dëgg la bu ñu xoolee ñii sëy yenn kaw genn wàll gi ñi ci ëpp ndi tax lañ dëkk ñii sëy ndi tax yenn kaw lañ dëkk te tey yenn kaw bu fa dara amoon luy nuru musiba waa ndi tax ñëw fay jiit leneen bu fa amoon lu dul football luy nuru musiba aussi ci ndi tax waa yenn kaw ñëw fay jiit te ñi xamante ne ci ñun ñu bari ci waa yenn kaw ñëw liggéey ak waa ndi tax ci ay gaal wala ñu nit comme xam nga maa ngi lay limal bi may commencé que ne yenn kaw la ëppal lu mu àndal ci yoonu géej boobu coloré dox suñu diggante mag ñi ñu ngi fi mais nag bu ñuy xool xale yi aussi ñi nga xam ne fekkewuñu loolu ñoom dañ leen war a xamal lan mooy ndi tax ak yenn kaw seen teraanga fan la bokke ñaari dëkk yi dañu doon jaaylu ba am juma ñaari dëkk yi nan lañ demoon ba bokk ba bu kii jiitee tey kii jiite suba ci benn juma bi sa fekk xale yi xamante ne fekkewuñu ñu mën a xam lan mooy ndi tax yenn kaw parce que aussi moom laa wax de dëkk dafa war a am historien boo xamante ne ñaare dafa war a toog wala di def ay émission di wax ci diggante dëkk yi jigéñante parce que lu bëree ngi nii di am ñàkk xam moo koy indi te ñàkk xam day indi réer donc nag xale yi nañ leen xamal di wax ci turu union sportive de Dialaw ba sànq bi ñuy jóg bi muy jóg di ñëw ak émission ñu ngi ci doon wax xool suñu taxawaay ñun union sportive de Dialaw lan lañ ci man parce que boo xoolee union sportive de Dialaw Youssou Youm mu ngi ci biir bureau bi boo demee ndi tax Fall mu ngi ci biir bureau bi boo demee yéeni géej xëyaan ñoom leew ñu ngi ci boo demee ñoom Assane Ndour ñu ngi ci kel ñoom Pape Bey boo demee ñangal ñoom Assane Dees ñu ngi ci boo demee aussi tubaab Dialaw Jibi Ndiaye mooy sama vice président donc lu ñu war a mën a waxtaane la boo demee todd ñoom Rahman ñu ngi fa ñoom imam ñoom ñëpp si commission si union sportive de Dialaw bi lañ bokk donc bu ñu amee nag bloc bu mel noonu ay am ci diggante ñaar ay dëkk lu ñu war a def muy jug mu waxtaan parce que aussi nawetaan yi ren war na mën a neex li tax war na mën a neex mooy lu fi géjee am moom moo fi am équipe yi commencé di mobiliser di indi ay supporters dàgg di indi ay asiko yenn kaw indi ay asiko ngeen xool ñi ñuy yëngatu même bu dul football bi ñu gis nit ñi l'ambiance ñëpp di jouer ci ambiance boobu même ñi ñuy romb ci tali bi donc nañu féexal xol ñu continuer ci po mi di ñaan waaye yenn kaw di leen ñaan di ñaan aussi waa Ndita ku nekk am compréhension compréhension bi mooy ni fu dëgg neex yàlla ku nekk xam na ni amoon na ay jamono yoo xamante ni terrain bi mu ngi woon tubaab Dialaw waaye yéen kaw de fii lañ doon jaax dem tubaab Dialaw football ci kaw tali bi yàlla dogal na nag terrain bi féete boor bële nañu am compréhension wante tax aussi ñu am compréhension que ne jaar ci tali bi rek bañ a def leneen bañ a dugg ci faneen jaar tali bi dem stade bu loolu amee ku nekk xalaat ne yow responsable dara du am parce que dinaay ruus loolu dinaa ci ñëw bu su weesuwul ñu ne gendarme baa ngi noonu borom tenue baa ngi noonu muy policier muy gendarme ñun ñuy soog a nekk nit ñun ñoo war a nekk suñu gendarme yi bopp am loo xam ne war nañ ko ruus am na loo xam ne war nañ ko mën a jom nii sa kër moroom di lakke pourtant waroon nga mën a toog di xaar sapeur pompier mais non non yow yaa solu seet ay siwo ndox fay ko donc rôle boobu nga def jouer rôle place su sapeur pompier bi rôle boobu nga war a def aussi jouer place su policier bi wala gendarme bi mooy que ne man je suis tellement mature amul koo xamante ne dinaa taxaw mu may garder
amul koo xamante ne dinaa taxaw bu dul moom du ma def lii non non loolu sama jikko la tey jii bu doon ne da nga war a garder ma nelaw du ma nelaw parce que da nga may gêner donc jikko boobu laa bëgg ñun jalaaw pas yenn kaw ak nditax parce que mën nañu focaliser wu ci yenn kaw ak nditax mais tubaab jalaaw ak dàgg mu ngi ñëw ñu bokk sensibiliser ñëpp parce que aussi tubaab jalaaw dàgg match la waa tubaab jalaaw dàgg bu ñuy ñibbi tubaab jalaaw la ñuy jaar loolu lépp lu ñu war a mën a waxtaane la ci union sportive de jalaaw suñu union sportive de jalaaw aussi waa dàgg ñu ngi ci seen capitaine bi ex capitaine ñun ñëpp ñu ngi ci biir ci bureau bi di liggéey ak ñun donc on est là pour juste jàppale sportu jalaaw mais sportu jalaaw nag mën nu ko jàppale tant que jàmm amul voilà tant que jàmm amul parce que même le président le vice-président autant pour moi de l'ASC Graye il fait partie de l'union sportive de jalaaw donc war nañu mën a ànd xool solution bi nan lañ koy doxee ba ñaari dëkk yi waxuma tey pour ren ñu am jàmm éternellement bu ñu bokk lépp éternellement ci li tey frontière taxul ñàkk jàmm ndi tax ñangal ñoo frontière mais nawetaan masuñoo boole donc ndi tax yenn kaw aussi nañu xalaat bu baax a baax que ni ñoom ñoo bokk lépp man samay jarba yenn kaw lañ dëkk am na ñoo xamante ne seen ay rakk ñu ngi yenn kaw tey bu ñu tojantey bopp ñooy fajante te loolu am na fu mu xaj ñu xalaat aussi économiquement ci yàq mi ñuy yàq parce que tey bu ma tojee këru waa yenn kaw xalaatal na kooku dafa def at yu bëri tabax këram tey bu ñu tojee alalu waa ndi tax comme auto assistance gestion kooku aussi dafa def at yu bëri pour am loolu wala pour taxawal lu mel noonu mu nekk loo xam ne moom lay liggéeyee tey jii boo ko yàqale léegi xalaatal économie bi mi ngi koy wàccee ci jalaaw donc yooyu yëpp dañ ci war a nàmpatal xale yi yooyu yëpp dañ ci war a jàpp aussi wax ak xale yi xamal leen parce que xale bu xamee rek du réer c'est vrai xale bu xamee rek du réer donc daal maa ngi lancé aussi appel ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk li tax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk yenn kaw ñu jël mag ñi ñu waxtaan ñu woote ñun benn dëkk la ñu jéem a waxtaan li fi mag ñi bàyyi woon ñu instauré ko fii continuer aussi ba àdduna jeex parce que li may ragal du li xew tey parce que li xew tey fekk na ma fi tey mën naa taxaw ci waa yenn kaw wax ak ñoom mën naa taxaw ci waa ndi tax wax ak ñoom mais li xam ne moom lay ragal mooy bu ñu génnee àdduna est-ce que semoo ñu fi benn zizanie boo xamante ne partie de vie dina ci masa am suba wala gannaaw suba. d'accord donc loolu noonu ñen nga gis ne ñoom ñoo fautif comme da nga ne xale yi dañu leen war a xamal ñen ngeen leen war a xamal ndax imam chef de village yi la. wala chef de quartier yi wala mag ñi fi nga xamante ne ñoo jiitu si nawetaan wala am sociaux yi mel ni yow. voilà léegi ñi mel ni man bu ma sañoon yéen waa Dialaw TV. da ngeen di dugg ci ñan nañu parce que bu ñu waxee dañuy wax ay historien ñi xamante ne xam nañu. ku mel ni Kuluka xam na lu ma bokk ak moom te maa ngi dëkk ndi tax xam na lu mu bokk ak todd boo ñëwee ndi tax aussi ku mel ni Yaay Gala xam na lu ma bokk wala imam Baye Mot même li nga gis noonu la xamee mbokk yi xam na lu mu bokk diw ak diw gën di fësal nit ñi lu ñu bokk nit ñi bu ñu xamee lu ñu bokk rek du ñu laale mais tant que ñu ngi toog xamuñu lu ñu bokk ñoo ngi laale te ensuite ñi xam ne ay ndaw lañ fukk la ñuy demee parce que man maa ngi fi du ma kii mais je suis maa ngi xool li xam ne moom moo fi am des fois nga gis ne ndaw ñi am na fu muy toll seen bekkeen sax du ñu yëg ne mu ngi rot parce que fu boobu ñuy àndal ba du ñu yëg ne man nañ see ñàkk seen bekkeen wala man see rey nit duñ ko yëg léegi loolu ñu fexe ndaw ñi ñuy waxtaan ak ñoom ñuy am ay discours yoo xamante ne dinañ xam ne kat ak loo mer di li tubaab tudde je retiens di nga retenir benn mbir mooy que ne toujours nit nga am na foo xamante ne kenn waru la fay yedd yow yaa fa war a yedd sa bopp aussi am na loo xam ne man bugguma ko mooy suba nit taxaw di ma yedd wala nit taxaw ñu tëj ma ci giri yooyu yëpp du yàq liggéey du sonal ay mbokk aussi parce que am na loo xam ne xale daf koy teggil way juróom mooy coono tey man maa ngi nii di dem géej parce que bëgguma sama baay wala sama yaay nekk ci coono mais bu ma demee géej ba teer dem dóor nit kurpañ ñu yóbbu ma tëj ma est-ce que
teguma sama papa wala sama yaay coono c'est pas juste jox leen xaalis moo leen di teggil coono mais teggil leen ay soucis loolu def naa moom moo gën dañu wax ak xale yi ñu teggil waajur yi ay soucis parce que koo xam ne sa yaay wala sa papa bu tëddee ci néeg du nelaw ñàkk 1 million bi nga ko doon may fay ko mu nelaw moo ko gën sama xelam donc nag ñun dañu nekk ñoo xamante ni nekkuñu pour voilà foo xam ne àdduna nit dafay toll tey doo mën a wax ne Saliou pour Nditax la parce que je suis le président de l'union sportive de Dialaw mais nag yenn kaw ak Nditax bu ñuy football am naa droit faral Nditax parce que fa la ma li ma wax fa la maa yeewoo mais Dialaw la ma dëkk mais Nditax la maa yeewoo te gën a gën a jege gën a yeey donc même sax c'est ñaari ginaar ba ñaa xeex am na kaa la faral mais nag teewul it bu dëgg jotee rek ñu taxaw ñu wax ne nag lii dëgg la nañ ko waxtaane mooy que ne Dialaw moo ñu ñor comme que Dialaw moo ñu ñor te lii Dialaw la daal te bugguñu waa Tëngéej du ñuy àtte wala waa Dakar du ñuy àtte nañu fexe ñun ñu àtte suñu bopp ci benn yoon bu logique vraiment je lance un appel à toute la population, je dis pas toute la population de Nditax et de Yankaw, mais toute la population de Dialaw de venir nous aider, nous, l'Union sportive de Dialaw, jéem a résoudre loolu muy mbër yi muy basketteurs yi muy taekwondo club képp koo xamante ne muy ngi def natation yaa ngi def sport ñu toog ñu xool ñun lan la ñu man ci diggante bii muy diggante Yankaw ak Nditax ñu xool aussi naka la ñuy def aussi pour def ay prévention ci diggante tubaab Dialaw dàgg parce que booy wax aussi boo gisee lii daal ñu mooy jéemuñu woon prévenir que ni dinañu dal donc li la ñëwagul aussi nañ ci toog aussi waxtaan xalaat wax ak nit ñi ne leen na fii pola ci principe bi ci pola loo xamante ne nag pola principe bi pola dëgg-dëgg xel yi aussi na fo xel yi fowee rek dëgg la incha allah loolu xam naa dinañ ci yaatal mbokk ñi seetaan seen Dialaw TV bu fekkente ne yéen a ngi soog a zappé ñu ngi seen émission à la rencontre de tey ñoo amoon mbégte ak contentement di la monsieur Saliou Sall